sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi lanu sopp leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi sunu soppe billahi wallahi leer gi doy na seede. jërëjëf Seydi Mouhamed El Cheikh indi nga ay leeral yu am solo wax dëgg yàlla te joxe nga ay rendez-vous yu précis joxe itam ay jàngale yu kenn mënul dindi dara intouchable incontestable tabarakallahu mu des rendez-vous yi nga joxe ci ay 2022 2023 pour être précis nga xam ne àdduna yëpp ñu ngi koy xaar donc qui sera un virement dans la mission de Seydi Mouhamed El Cheikh. Parlant de mission effectivement bu ñu dee waxtaan ak sa taalibe yi dañu ñuy xamal ni des fois da ngay dem mission ay mission xayb ñuy laaj ndax xeetu mission xayb yooyu am na ci yoo mën a partager ak ñun 2 ou 3 yoo xam ne xam naa ne ñii di déglu émission bi dinañ am un grand plaisir pour bokk ci partage boobu nga xam ne moom ngay def ak ñun yaatal boobu ngay yaatal mission yi ak xayb pour ñu am idée de ce que cela peut être les missions ñu ngi lay nuyu di la gërëm bismillah. tabarakallahu Cheikh Moussa Ndoye comme ni nga ko waxee rek mission yi nga xam ni moom nga dégg suñu ay disciple di faral di wax ni dañu koy dox ci diggante xayb ak shahada te mu nekk ay expérience mystique ak ay expérience spirituelle yoo xam ni bare na ñoo xam ni dinañ koy dégg mais mënuñu ko comprendre dëgg-dëgg lu dul nga indi leen ci benn explication boo xam ni xëy na dina tolloog seen dégg-dégg ci wàllu ruuxaani yu wala seen dégg-dégg ci seeni nopp li ñu ci mën a partager nag bare na ndax defe naa ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bi mu ñu joxee salaatul fatiha en 1997 ba léegi amul benn semaine bu ñu toog te demunu lanoo tuddee mission ci diggante xayb ak shahada waaye mission yi aussi dafa bare ay façon niñ koy doxalee aussi léeg-léeg dafay am yenn contexte yi nga xam ni ñoom ñooy tax ñu doxalee nenn mission yi amit yenn contexte yoo xam ni ñooy tax mu am neneen nu nu doxalee mission yi mission yooyu yëpp day dellu ci ñetti point bu njëkk bi nga xam ni mooy l'essentiel mooy day dellu ci sauver humanité bi ñun ñi nga xam ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dinañu koy dénk ñu dem te muy suñu diggante ak moom di suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di suñu diggante ak yàlla pourtant liñ ciy bénéficier wu ñun en retour la ca ëpp la ci waa monde shahada di bénéficier wu en retour maa ngi koy nettali ci benn jotaay ma ci wax ni boo seetloo ñi nga xam ni ñooy sauver réew mi ca kaw ñi nga xam ni ñooy sauver réew mi ci milieu xayb ñoom ñëpp ay otage lañu ci seen réew parce que kenn ku ca nekk ñu ngi la dëkkal ca benn béréb
lu nekk ci lu ñaaw ñu di la ko yàq loolu defe naa ñi nu bokkal Sénégal yépp xam nañ ko ñi nga xam ni ñooy sauver réew mi ca xayb di dem te jamono ja ñuy dem fekk na majorité ci nit ñi ñi ngi tëdd ci seeni lal di nelaw ñooñu ñoom amuñu nelaw ñu jug di dem ca xayb di plaider la nga xam ni mooy cause yi nga xam ni tey mooy base fondamentale bu tax yàlla di des di wàcc yërmandeem ci àdduna yàlla di des di wàcc yërmandeem ci réew mi gis nga ñooñu di dem guddi di plaider cause ya ñi ca ëpp kenn ku ci nekk otage nga ci sa réew parce que ñu ngi la dëkkal ca benn béréb lu nekk ci lu ñaaw ñu yàq la kàddu goo yëkkati ñu interpréter ko neneen bis bu ne ñuy xool nañu jaxasee xel yi ba nit ñi yaakaar ni imposteur nga te ñooñu ñooy plaider cause réew ma ca kaw réalité boobu nag mooy point bu njëkk bi nga xam ni mission yi benn bu ca nekk njëriñu humanité bi la waxuma njëriñu sénégalais yi njëriñu humanité bi la deuxième point bi mooy mission yooyu mënul ñàkk ndax mission yooyu dafa bokk ci conseil yi nga xam ni mooy am ci biir gouvernement yàlla di xadaratul ilahi conseil yi nga xam ni ñoo ciy am ni ngay gisee fii ci àdduna léeg-léeg président def conseil des ministres ñëw présider ko noonu la mission yi aussi di amee solo ci conseil yi nga xam ni ñu ngi koy tenir guddi aljuma ca gouvernement yàlla ba ñoo tuddee xadaratul ilahi diggante natt nombre de lumière yiy jóge ci monde shahada di dellu ci xayba ak nombre de fuyudaat yiy jóge ci milieu xayb di dugg si ci monde shahada muy ñaareelu point essentiel bi ñetteelu point bi mooy lu tax mission yu mënul ñàkk mooy côté yi nga xam ni ci la nitu yàlla yu mag yi ci seen intimité di dem di dajeeg seen lumière u boroom pour mu tin leen ci musiba ak balaa yi nga xam ni chaque année danay wàcc ñuy ñaan seen boroom ñoom bu ñu ko yëgee commencé di ñaan seen boroom dem ba ci lumière am di ko ñaan pour mu tin leen ci xool leen ci ba bu musiba yi waroon wàcc doon 1000 mu fexe ba bu mënul bàyyi lépp it mu woyofal ko ba nga xam ni téeméer dong ngay wàcc waaye 1000 ya dootul wàcc loolu la nitu yàlla yi di plaider ji ca kaw te ñuñ ko yaakaari ñëpp nag nga xam ni tey defe nañ ni bu réew mi basculé wul ñoom la defe nañ ni bu réew mi daanuwul ñoom la ñu ëpp ñuy plaider cause ya kenn xamu leen ñu ëpp ñuy plaider ci kaw kenn xamu leen am na ñun ci xam mais ñi ci ëpp kenn xamu leen ndax ay nitu yàlla pire lañ kenn bëgg ci doon sëriñ ñoom ñëpp ay nitu yàlla la ñuy doon abadan su ko defee bu ñu dellusee ci li nga xam ni moom nga ñu ñaan pour ñu partager ci yenn yi damay bëgg toujours di partager yoo xam ni yàlla dogal na am na ñu mu may vision ci suñu entourage am na itam ñu mu may vision ci ñoo xam ni ci réew mi la ñu ne sax te bokk ñu suñu entourage ñu gis ni expérience yooyu dal na ci réew mi maanaam dama bëgg partager ak yéen yenn ci mission yi nga xam ni benn bu ca nekk boo demee ci borom baatin yi mën naa la ca tuddal ay tur sax dinañ la prouver ni loolu am na ci réew mi di Sénégal ndax nun lu ñuy wax rek dañuy bëgg mu nekk preuve ndax ëllëg a tax gis nga en 2008 benn ci mission yi laa leen di nettali pour ngeen xam ni tooguñu ba 2016 ñu commencé dox ay mission ba ñu commencé dox mission yàgg na depuis 1997 moo tax bu ma leen ci indil benn en 2008 xadaratul ilahiya bi def nañu ndaje nañ koy defe sàkk guddi aljuma ñu am benn dossier boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jox niñ ko koy joxee ca saal ba yonent bi jël dossier bi
jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu jox ko xutbu zaman bi bokk na ca dossier boobu yàlla jëloon benn décision boo xam ni mi ngi dellu si ci monde shahada te décision boobu bis bu jàlloon kon nëga ni xëy na leneen la ñuy wax mais adduna bi dootul nekk béréb bu nit di dundaat mënoon nañ ko tuddee apocalypse décision bi yàlla jëloon en 2008 ñu traité sujet bi ca xadaratul ilahiya bi ñu jox dossier bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani jox ko xutbu zaman bi pour mu jàllale ko mu liir ko am benn décision boo xam ni bu doxoon nëga ni tal nañu leneen lu dul dund ci monde shahada bi ndax loolu apocalypse la décision bi moo doon dafa am ñu yàlla yabaloon ñoo xam ni ci xeetu nawaamis yi lañu bokk yàlla yabal leen parce que lëndëm gi nekkoon ci monde shahada dafa demoon ba loo xam ni buñ doon wax ni lu yàlla doon muñ la dañuy wax ni lu yàlla mënatul patienté la te yàlla xam nañ ni moom lu mu mënatul patienté rek dina jaaxal ñëpp ndax mooy as-sabuur yàlla mooy le patient mais mu jël benn décision boo xam ni bi ñu ko traité xadaratul ilahiya bi mooy yàlla dafa bëggoon yabal ay nawaamis pour ñu récupérer ko hajaratul aswad yóbbaat ko ci biir asamaan yóbbaat ko ci biir juróom-benneelu asamaan ñi nga xam ni dañuy dund ci xam-xamu xayb xam nañu li may wax gis nga bàmmeelu mag ñi at bu nekk malaayika yi dinañu ñëw am lu ñu tonni ci lumière yi delloo ko xayb surtout bàmmeelu axtaab yi mais loolu c'est valable que ci xabru xutbu zamaan yi at bu jot rek ci shahru muharram dina am ay malaayika yu ñëw am lu ñu tonni ci lumière gi delloo ko xayb xam nga lu tax malaayika yi di def noonu dafay tollu foo xam ni monde shahada xamatuñu seen gët mu toll foo xam ni bakkaar yi xew ci monde shahada bakkaar yi xew ci kaw suuf toll na foo xam ni ci yàqute ñoom seen yaram dem na ba yàlla yéeneetul yaram bi monde shahada waaye day dem itam ba seen lumière yàlla dootul yéene lumière bi monde shahada tellement que yi fi am ci ay musiba tellement que yi fi am ci ay bàkkaar nañuy bare mu tax shahru muharram bu ne mu am malaayika yu wàcc am lu ñu wàññi ci leer gi yóbbu yi ñu jële ko ci bàmmeelu axtaab yi ñu jëlee ko ci bàmmeelu xutbu zaman yi gis nga bis bu malaayika yi roñee lumière yooyu ba lumière ya jeex mooy coïncider avec le début de l'apocalypse parce que bis bu lumière yooyu jeexee ci monde shahada yërmande yàlla dootul wàccati ci kaw suuf te yërmande yàlla bu wàccatul ci kaw suuf ay musiba dong ñooy wàcc ay musiba suñuy wàcc te amuñu ko ñaan yàlla pour yàlla arrêté musiba yooyu mu indi le début de l'apocalypse moo tax bu ma déggee ñenn ñi nga xam ni dañoo weddi mag ñi di wax ni ziyaara xabru baaxul ak xabru warul nekk ci jàkkaak kenn warul dem ci xabru di fa jàng ay salatul fatiha di ko yéene ka fa tëdd ay ree la may def xam nga lu tax mu may def ay ree mooy gis nga xabru yooyu ñu dese ndax mag ñi dañoo dund amee seeni jëmmi shahada mu am ñu ci jëriñu majorité bi jëriñu wuñ ci ñu génn àdduna mu am ñu teewee seen rob jëriñu ci lumière yi majorité bi jëriñu wuñ ci bu mag ñoo ñu demee ba teggi seen tànk ci monde shahada te ñoom la yàlla ruse woon monde shahada denc biñ leen di denc ci biir suuf defaral leen xabru nit ña dem di ziyaare xabru ya di leen fa jàngal ixlaas di leen fa jàngal salatul fatiha loolooy tax seen leer ñoom mag ña continuer des di fonctionner ci monde shahada di ñu jëriñ ñun ñi dëkke monde shahada ni malaayika yi di ñëwee bakkaar yi ni muy baree ci suuf tax
shahru muharram bu ne ñu ñëw am lu nu wàññi ci lumière yooyu delloo ko xayb bis bu ñu wàññee lumière yu ba lumière ya jeex tàkk lamp xabru yooyu yépp fay ci wàllu baatin lamp xabru yooyu yépp fay ci wàllu xayb dafay coïncider avec le début de l'apocalypse parce que bu benn lumière u axtaab nekkatul ci suuf benn lumière u xutbu zaman nekkatul ci suuf rek yërmande yàlla bi mu daan jaarale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu sol ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani mu ñëw ci suuf ba tax nasiril haq bil haq bi ñu ko fiy garanti lumière boobu day arrêté te bés bu lumière boobu arrêté àdduna tukki moo tax ñi xamul gëddu xabru yooyu nit ñi di ziyaara di ci jàng salatul fatiha di ci jàng ixlaas di ko ñaanal ñu fa tëdd suñu xamoon la muy jëriñ ci réew mi di ko jëriñ ci humanité bi kon defe naa ni kenn du ko critique waaye 2008 boobu décision boobu nga xam ni moo nekkoon ci dossier bi moo doon yàlla yabal ay nawamis pour ñu jël ci xajaratul aswad te gis nga ñu bare li ñu xamul danger bi ci nekkoon mooy xajaratul aswad bis buñ ko jëlee ci monde shahada bis buñ ko jëlee ci monde shahada yóbbu ko xayb lumière dootu nu ko garanti ci monde shahada maanaam boo jullee tey it julli bi dootu nu ko garanti fii ci monde shahada boo wooratee koor gi dootu ñu ko garanti ci monde shahada boo génnetee azaka noonu boo ajetee màkka noonu yàlla dootul garanti benn précepte boo xam ni day dellu ci religion islamique la ñuy des di ko garanti mooy nitu yàlla yi ñoom seen jëf ndax ñoom seen jëf mën na jóge ci monde shahada bëtt xayb waa xayb seede ko mais koo xam ni dafa yaakaar ci malaaka yoo xam ni bu jullee day ñaan ñu jël sil ko yóbbul ko xayb te malaayika yi ngay xaar ñu jël sil la doo leen gis abadan kooku sa jëf kenn dootu ko garanti te loolu moo doon danger bi doon encourir bi monde shahada doon encourir en 2008 bi yàlla jëlee décision ñu traité ko ca qadaratul ilahi ñu ni nañ ko indil hajaratul aswad te ay nawamis war ko jël ñu def concertation daal di ñaan xutbu zaman bi fi nekkoon à l'époque ñu waxtaan ci mu am benn baat ba mu yëkkati te di baatu dëgg wax ko ci kanamu assemblée bi mu wax leen ni mu gisee yonent bi traité dossier bi ba jox ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani te yonent bi sànniwu ci kàddoom mooy wane ni yàlla décidé na mu ni te li gën a dangereux mooy yàlla bu décidé bépp ligne téléphonique boo xam ni nit mën na ko cay jot ci xayb daf koy bloqué kon benn ligne dootul fonctionner pour ñaan yàlla mu dellu gannaaw ci décision bi biñ ci waxtaanee ñu dellu si ci monde shahada bi ñu dellu see ci monde shahada mu ñëw am baat ba ma wax moom xutbu zaman bi pour wax la ni bu la nit ñi amee fuñ la féete it am na ñoo xam ne xam nañu dëgg-dëgg sa mission lan la xutbu zaman bi wax ma ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko la bayk mu ni ma yow am nga benn particularité bu la yàlla may mu ni ma mooy sa ligne sa diggante ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif du dog mukk wallahi xutbu zaman bi moo ma ko wax en 2008 laa wax du léegi mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko waaw mu ni ma yow am nga benn particularité bi la yàlla defal ma ni ko lan la mu ni ma mooy sa ligne sa diggante ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif du dog mukk minute bu ne mën nga ko jot minute bu ne mën nga ko ñaan te bloqué lañu ligne ñu xayba ya ca kaw kon sa ligne moo ci des mu ni ma utiliser sa ligne ñaan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif décision bii malaayika yi jël ànd ceeg nawamis yi te mu jóge ca yàlla pour retirer hajaratul aswad ci monde shahada delloo ko monde xayb ñaanal Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu dellu gannaaw ci décision bi parce que moom it lii ñam digganteem ak yonent bi du dog mukk yonent bi it lu nu bloqué li ñu xayb yi diggante lii ñu yonent bi ak yàlla du dog mukk ndax yépp ci xudusiyaat yi lay dellu boobu benn mission la ca laa jóg jàng fatiha ñaan Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif décision bi nga xam ni jël nañ ko ca qadaratul ilahi mu fexe xool nam ñu ko négocier ca kaw
bi ñu ko jànge cheikh daal di koy négocier ak yonent bi daal di koy ñaan yàlla retiré ña nga xam ni yabaloon na leen pour ñu jël ci hajaratul aswad te di Nawamis yi ñu dellu te majorité bi yëguñu lu xew majorité bi dund waxuma ci Sénégal ndax loolu concerné wul woon rek Sénégal loolu mi ngi doon concerné àdduna yépp li waral tax Sénégal am ci part de responsabilité bu rëy à l'époque mooy xutbu zaman bi sénégalais la ñun ñi ñu war a waxtaanal ñu waxtaan ak Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif sénégalais lañ looloo taxoon mission bi concerné dëgg-dëgg Sénégal ñu ñaan ca lan ca ñaan jàng ca lan ca jàng yàlla dellu ca gannaaw ba tax na lumière u hajaratul aswad ba fii ñuy waxe mu des di exister ci kaw suuf te mission boobu bu amul woon nëga ni lumière u hajaratul aswad ma nga ca monde xayb te loolu en 2008 la woon te boobu Nawamis yi ñëw nañu ba fees dell ci réew mi bloqué ligne téléphonique yépp ak xayb suñu jaarul woon fa ñu jaar kon waxuma la àdduna mais réew mi di Sénégal tey leneen la ñuy waxaat en 2008 Nawamis yi ñëw nañu fees dell ci réew mi doon xaar rek ordre yàlla bi yàlla ni ay ci jël leen rek ñu dem jëlee hajaratul aswad ca Màkka daal di dell ak moom mais comme ñoom Nawamis yi ñu yàlla may pouvoir lañ yëgoon nañu ni ñiy empêcher loolu di ñaan yàlla ba dootu ko def ñoom ñëpp ci réew mi di Sénégal lañ dëkk moo taxoon ñu ñëw basé wu fi di ñu surveiller 24 heures sur 24 ba ñu ñaan ca lañ ca ñaan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani négocié ko ak yonent bi ñaan ko yàlla décision ba ñu delloowaat ko en 2008 la woon benn la ci expérience mystique yi buñ ci dellusee aussi ci beneen yàggul en 2012 ñëpp gis nañ ni réew mi doon mel 2012 ñëpp gis nañ ni réew mi waroon jëm organisation ya nga xam ni xew na ca ci côté politique organisation ya nga xam ni xewoon na ca avant ca 2011 baak lañ ca jot a gis xam nga lu ko indi woon gis nga ñi ñoo tuddee afaarit yi bare na réew yoo xam ni tey fi ñu toll ci crise afaarit yi ñoo leen fa sombre def nañ ko Congo ba jàmm mënatu fa am def nañ ko Rwanda ca seen xeex yàgg seen guerre civile yàgg seen génocide ya def nañ ko Kenya dëkk yi ñu gën a jage yàggul rek biñ ko fi defee Mali ba ñu wax terroriste yi dugg nañ ak lañ fa def nañ ko Nigeria def nañ ko fu ne waaye benn réew moo leen jaaxal muy Sénégal te yëg nañ ni loolu ñuy réaliser ñoom affaires yi ci yeneen réew ya yéene wuñ ko woon rudul réaliser ci benn réew muy Sénégal parce que gis nañ ni ku am kilifa rek boo laajtee ñu ni Sénégal la dëkk ku ñu tudd ci nitu yàlla rek delloo si la ngay sénégalais loolu metti leen te mënuñu ko réaliser léegi nag ñu koy jaarale fu ne ñu koy jaarale ci domaine bu ne waaye ñi nga xam ni ñoo waroon toog ñaan contrecarré yooyu ba du aboutir ñi ci bari ci ñoom ñaanuñu ba noppi yëkkatiwuñu kàddu it li nga xam ni ñaaw na te di xew ci réew mi ñu tere loolu maanaam mooy kilifa yépp àndandoo noppi kenn waxul mu àndandoo noppi kenn waxul te xay ba réew yi nga xam ni ñoom ñëpp dañoo àndandoo jëm ci déstabilisation jëm ci crise économique jëm ci crise politique jëm ci crise sociale benn bu ca nekk daañu ko tudd ak désastre yi xew ca réew ma daañu ko tudd ca xadaratul ilahi avant loolu di am ci réew ñu dem en 2011 2012 ñu wan ñu benn liste ca xadaratul ilahi ñu wan ñu benn liste boo xam ni njàngat biñ ci def mooy jël nañu 15 pays dugal leen ci monde bi yépp nag am na tey pays yoo xam ni mënoon naa tudd sax li leen dal yépp nit ñi di jaaxle fekk na ñu nga woon ca liste ba
bu ñu jëlee guerre bi xew diggante Arabie Saoudite ak Yémen bi ñu ko annoncé yàgg na ci période boobu la 2011 fekk nañu annoncé ko diggante Arabie Saoudite ak Yémen seen coalition arabe beeg bombardement yi diggante na mu nar yàqu jéeg yu kenn mënul nettali tey yoo xam ni yu pur la yu nekk ci kanam waaw ñu jël 15 pays wane leen 15 pays benn bu ca nekk mi ngi ci liste rouge mooy wane ni réew moomu boo moytuwul déstabilisation dana fa am boo moytuwul problème dana fa am boo moytuwul guerre civile dana fa am te ñëpp gis nañ ni Sénégal mi ngi doon jéem a soobu ci buntu boobu jeexitu 2011 2012 ndax man lépp lu may wax damay bëgg mu am seede loolu ñëpp mënoon nañ ko seede yàlla dogal ñi fa nekk sénégalais ca xadaratul ilahi te ñi ci ëpp di borom cër yu mag ñu daal di waxtaan ba ñu génn àdduna sax keroog waxtaan nañ ci ñi nga xam ni seen xabru rek a fi nekk waaye seen yaram ma nga ca xayb waxtaan nañ ci ni daal wax dëgg yàlla lii jëm ci suñu réew mi nga xam ni yàgg nañ fa julli yàgg nañ fa zikr di ñaan bu dalee réew mi ku ñu soppoon sax dina ci sànkuwaale ndax dina mujj mel na tey na génocide ya amee ca yeneen réew ya ak na déstabilisation ya amee ca yeneen réew ya nga xam ni dem na ba jàmm sax moo leen gënal nga jox leen ay milliards ñu am jàmm moo ko gën ñu ni te lii di nit bés bu dalee ci réew mi loolu dana am te réew mi la gën a dangereux ma nga ca liste rouge ba ca xadaratul ilahi en 2011 laay wax de ñu daje ñaan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani li ñu xamal keroog nii réew mi di doxe am na lu ko ci neexul Cheikh nag bu ñu nee nii réew mi di doxe am na lu ko ci neexul waxuñu ci côté politique parce que Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani tal na leneen lu dul ay contentieux politique Cheikh buy wax ci religion lay wax Cheikh buy wax ci tariqaam lay wax dem na ba gis ni li ñu war a xamal jeunesse bi muy ñu bàyyi werante yi bàyyi critique yi bàyyi fontu bi ci biir daayira yi te dem dugg ci jàkk yi lal malaan yi diriger wasifa yi dem ci xadaratul juma yi feesal ko ci ngoonu aljuma ci zikr waaye fexe ba rafetal seen xol ba lu leen seen kilifa di digal ci xam-xam ak ci lumière ñu jëf ka xam ni gàmmu guddi yonent bi la du guddi ay politiciens kon bare na lu ñu waroon a organiser ci diine ji ak ci tariqa bi te ñu bare nag fayir ci seen mission wala doxuñu ko na ko Cheikh bëgge ñu xam ni Cheikh am na lu mu ca soppul ci loolu li ñu ko xamal mooy bi ñu ko ñaanee pour ñu génne Sénégal ci liste biñ ko def Cheikh dafa wax ni yéen ñii du seede ngeen yéen ñiy ñaan ni kenn ku ca nekk bu delloo ca réewam ba ñu tuddee Sénégal am na ñu ko fay dingat te ñi ko fay dingat xamuñu ni mi ngi fii ci xayb di leen négocier lu ni toll kon te ngeen leen seetaan te bàyyi leen bu ñu gisee rek dinañu xam dëgg-dëgg ni ñu war ñaanuñu ñu xam ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani junji ba mu junji am na ñoo xam ni am na luñ ca dégg te lañ ca dégg mooy décision jóg na ma daal di xalaat ci lim ñu jàngal ndax gis nga mission dañ lay jàngal ni dafa am noo koy doxe ci benn contexte bu fekkee nii la tëdde bu tëddee ne am na loo war utiliser boobu ma utiliser sama xel li ma sama xel jox ak li ma xam ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani doxalinam te yëg naa ni mission boobu lu ma war a dox la parce que benn citoyen sénégalais la ñaar bu réew mi amee ñu may dingatit ñi may sopp ñoo fi ëpp kon war naa réagir te itam lu mu mënta doon it Sénégal suñu réew la bu ñu ko yëgee ak bu ñu ko yëgul ñun ñëpp a ko bokk kon bu baaxee ñun la baaxal bu yàqoo ñun la yàqul te dem ci télévision beeg rajo bi di wax it fajul dara parce que lay faj dëgg mi ngi ca sa sijaada ak sa kurus ci laa xalaat rek mu am benn inspiration bu ñëw ci man inspiration bi ba léegi ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif la jóge ndax man lu ma xalaat rek ci moom la jóge ma ni comme dugal nañu Sénégal ci liste biñ ko dugal te bëgg nañu ñu protéger ko ci xayba
te xam naa ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani demaat di ko ñaan ñu protéger waat réew mi beneen organisation lay doon. ñu ni nañu xool nañuy def ñu bàyyi ba gàmmu 2012 ñu fekke woon gàmmu googu yëpp fekke nañ ko boobu yëgoon naa ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dina teew ci gàmmu gi ma yëg ni bu teewee yonent bi teew lu ñu fa tuddati ci xayb lay garanti boobu di dellu waaye luñ fa tuddati it garanti nañ ko ci xayb ba guddi ga di jeex ma bàyyi ba dugg ci gàmmu ga 2012 ñëpp fekke nañ ko ñu dugg ci gàmmu ma ak si rek seen ko moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani mu toog dend ak yonent bi rek ma ni na ñu yëkkati hymne national jaaxal na keroog ñu bare hymne national bu Sénégal moom la ñu jàng moom la ñu récité ñun ñëpp en chœur ci gàmmu gi ma soogay continuer daal di dugg nuyoo ñu toog gàmmu parce que yëgoon naa ni bu ñu yëkkatee hymne national du Sénégal duggee ko ci biir gàmmu gi rek hymne bi day dellu dugg si ci guddi yonent bi su hymne bi duggee ci guddi yonent bi Cheikh dégg na ko yonent bi dégg na ko ñu boole hymne bi garanti waat ko ci xayb te buñ ko garanti ci xayb retiré Sénégal ci liste rouge bi mu duggoon dellu indiwaat garanti bi ci moom keroog lii moo protégé réew mi ba éclaté wul ba léegi ñi ko doon négocier ci xayb ñëpp tey jii lu ñu wax ci réew mi nit ña tegal leen ca kàddu gu ñaaw te ñoom ñoo ko doon négocier ci xayb ñu organiser ko nii loolu itam ci mission la bokk bu ñu seetloo organisation yooyu di am te di ay organisation spirituelle ak mission yooyu day dellu si ci sens bi ma waxoon sànq gis nga ni muy sauver gis nga mission yooyu ni muy sauver humanité bi te ñu ci bari yëguñu ci ñu ci bari nekkuñu au courant dem nañ sax ba defa ni ñi dem ci télé yeeg ci rajo yi di def ay médiation ñoo tax jàmm dellu si waat ci réew mi te jàmm ji ñu ngi ko ñaanee ca xayb jàmm ji ñu ngi ko ñaanee ci xayb ñu ngi ko organiser ci xayb te budul woon loolu kenn waxatul beneen bi ci des nga xam ni comme ñetti expérience nga wax troisième expérience bi nga xam ni moom la ñuy partager ak yéen mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafa estimer suñu réew mi ñu ne te di Sénégal ba tax mu jël base mystique am daal di koy samp ci réew mi di Sénégal looloo tax décision bu jugati muy danger yu war a wàcc ci àdduna dina may ñi nga xam ni ñooy mag te di magi nitu yàlla yi dëkke Sénégal dina leen may ñu ñaan ca lën ca mën a ñaan ñu ñaan ca lën ca mën a ñaan ndax ñoom togguñu ci réew mi di protéger réew mi rek ñu ngi koy négocier di ko protéger ca milliard xayba moo tax bu ñu dellusee ci dernière expérience bi ma bëgg partager ak yéen gis nga jamono ju ne mission dafa am ci beneen facette bu muy doxe beneen facette bi mooy day dellu ci la ñu tuddee le règne animal yi dañuy dox ay mission pour ñoom parfois le règne végétal ñoom it dañuy dox ay mission pour ñoom parfois yeneen réalité yi nga xam ni ñooy nekk réalité réew mi te nga xam ni nit dina ci jëriñu ci wàllu lumière dañuy dox mission pour ñooñu mais gis nga tollu woon nañ ci benn période boo xam ni période bi yàggul ndax période bi ci fin décembre 2016 la fin 2016 jëm janvier 2017 muy benn période boo xam ni période bu triste lañ ko mën a tuddee ci milliard xayb ndax fekk na réalité yi ñu am ak ressources yi ñu am ci réew mi ñi nga xam ni ñoo doon protéger lumière bi ñu commencé ñoom ku ci ne di fat say bagage di dellu xayb bokk na ca xutbu zaman ba ñu perte te ni ko mag ñi daan waxe ni benn mag bu génn àdduna dafa mel ni benn bibliothèque bu tàkk waaye benn mag boo xam ni leer la bu génn àdduna dellu xayb dafa mel ni benn bérébu leer boo xam ni château la bu xëy rek daal di fay te gis nañu ñaata lumière ñoo fi toxoo ci shahada dem xayb
ci diggante fin 2016 jëm 2017 te loolu ñu ngi ko doon préparer formalité yi ci mois de décembre 2016 ca la formalité yi ca lañ ko doon préparer ñu yëgoon ni kon période bu triste la ci ruux yi waaye aussi épreuve la ci nit ñi nga xam ne ay soppe lañ ñu dem bi ñu déggee ña waroon préparer ñëpp dellu xayb préparer ñu dem ñaan Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Cheikh am mission bi mu ñu doxloo xam nga mission bi mu ñu doxloo ban la mission bi mu ñu doxloo te ñu dem ba dox ko mooy ñu fexe ba négocier ak lumière yooyu nga xam ni dañu fi waroon toxu dellu xayb ñu fexe ba négocier ak lumière yi ba bu fi jëmm ji toxoo yi dem xayb lumière bi continuer di fi des lumière bi continuer di fi des di éclairer réew mi ba mel ni ñooñu ku ci nekk mi ngi dund te ñu bare xamuñu lool mission boobu la ñu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani doxloo mooy ñu fexe ba bu fi jëmm yooyu nga xam ni kenn ku ca nekk mot nga lamp ci réew mi buñ fi toxoo dellu xayb it ñu fexe ba seen lumière des fi continuer di rayonner ba mu mel ni seen jëmm doon nga dem mais seen lumière mi ngi des ci réew mi di ko éclairer te loolu mënoon na ñàkk ndax ku ci ne ci ñoom mënoon na rejeter loolu dem yóbbaale lumière mais ku nekk dem na mais aussi lumière ba mu yóbbaale bàyyi na fi bu ni toll buy éclairer réew mi te loolu mission la ju ñu dox pour lan pour sauver ruux yi parce que ruux lan la bëgg mooy bés bu xëy mu nekk en contact ak lumière bu intense bés bu demee ba ruuxu doomu aadama xëy doxantu wër réew mi ba jeexal du gis lumière ba koy jëriñ su boobaa wàññeeku ci jaamu yàlla day commencer di dal ay cëram wàññeeku ci zikr commencer di dal ay cëram waaye itam xol boo xam ni xol bu jaaxle la xol bu tiit la day commencer di nekk ci jëmm ji commencer tàyyeel ñu dox mission boobu ba ñay dem waaye teewul it am lumière yañ fi bàyyi waaye gis nga période boobu lu ma ci déggul après amul ndax période boobu moo doon tolloog mois d'avril 2017 fin avril 2017 après man mi demoon négocier mission boobu lu ma ci déggul amul parce que c'est normal noonu la ndax ñii di plaidel réewum Sénégal ji xayb kenn ku ca nekk am na fuñ la dëkkal lu nekk lu ñu xam ci lu ñaaw daañ la ko wax waaye nag du tax ñuy dellu xam nga lu tax du tax ñuy dellu gannaaw nun dara ñoruñu lu dul mission ba ñuy dox te yii ma partagé ak yéen mooy expérience mystique yi nga xam ni nopp dana ko àttan ak expérience mystique yi nga xam ni rox dana ko nangu parce que xam naa ci ay mission yoo xam ni ca la ñu dëkk guddeeg bëccëg bu ma ko waxoon fii boo moytuwul bu ñu génnee sax dinañ ma seet ci ndax maa ngi wér ba léegi waaw mën nañ ni kii est-ce que xelam mi ngi fi parce que tellement que nit du mën a dégg loolu ndax loolu day ëpp ay noppam loolu tax rek ma jéem a xool ba gis comme ñetti expérience ma xool ba gis expérience yi gën a woyof ma ni nañu ko partager ak yéen mais yeneen yu ko gën a yéeme mi ngi ci xayb chaque seconde chaque minute chaque heure nitu yàlla yi di ci dem ak di ci dellu si ñun chaque jour ñu nekk ci di dem ak di dellu si te majorité bi ci monde shahada yéeguñu sax ni loolu ma ngay exister kon loolu laa ñëwoon pour partager ko ak yéen ci expérience mystique yi nga xam ni dañ koy vivre ci mission yi ñuy dox tabarakallah leer gi doy na seede ñun de ku nu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp mooy doomi Cheikh Tidiane leer gi doy na seede